internautes yi jaajëfal nañ leen yéen téléspectateurs yi heure bu baax bi gannaaw journal bi leen rédaction bu télévision Futurs Médias doon jaajëfal Cheikh Diop mi leen ko doon présenté gannaaw ba ñu ñëw man ak mairie kon miin ngeen ñu xàmmee ngeen ni heure bu baax bi jot na ñun ñu ñëw yaatal li xew ci biir internet bi des na tuuti équipe digitale bi ci ginnaaw ngeen ñuy suivre en temps réel ce qui se passe sur les réseaux sociaux muy Facebook Twitter wala Instagram hashtag bi miin ngeen ko sunu net la moo nekk noonu ci suufu écran bi ñun ñu ñëw yaatal surtout tey ci lundi bi dajale li xew ci biir internet bi ci ay buzz yu reetaanlu wax nañ leen ko dañuy boole utile ak agréable surtout ci moment bi nga xamante ni internet dafa lëmbe àddina te internet géej la lu ne xaj na ci moo tax ñu leen dégtal saa su ne ay astuces mais gannaaw boobu dañuy nuyu mairie mairie namoon nañ la naka sa week-end et puis vite fait ñu dem. waaw dañuy fi dafa xat. maa ngi lay nuyu di la fay bàyyi ma rek ma saafonteeg sama gars yi. da ngeen namoon gars yi. waaw dama leen namoon nuyu téléspectateurs yi nuyu suñu internautes yi nga xamante ne à chaque fois heure bi bu jotee rek ñoom duñ ko tardé. direct bi suñu nekk rek mu lancé rek ñoom ñu ngi daal di toog yéen a xam seen devant seen boolu añ wala yéen a xam yéen a ngi si seen bureau en mode pause en tout cas daleen ak jàmm ci li xew ci biir internet bi wala ëpp internet. jaajëf loolu nag dañuy daal di démarrer ak benn vidéo bu ndaw boo xam ne lëmbe na internet bi fii ci Sénégal ci week-end bi après ñu ñëwaat ci kanam ñu gën ko yaatal Apulaay ñu dem. moytul camion bi juma mubarak ne ko juma mubarak ne ko juma mubarak mi ngi noonu du ma ci commentaire comme ñëpp si dañ ciy commentaire def nga vidéo partagé jox nga ci sa xalaat comme ñëpp vidéo bi moo nekk vidéo buzz ci week-end bi. lii kay moom vidéo bi mooy dama ne woon vidéo Papa Noël mooy vidéo de l'année sax mais bii nii comme année bi jeexagul mën nañ ko élire vidéo de l'année Ndiaye. bokk ci ndax yéeme na nekk na vidéo nga xamante gis nañ ni ñëpp a ko partagé statut WhatsApp yi Facebook Twitter wala Instagram ku nekk di ci joxe sa commentaire mais surtout ki def vidéo bi commentaire bi ci suuf àjjuma beeg yeneen ak yeneen yi di wax ni yii ak internet moo ànd yëfi internet la gars yi léegi ku nekk yaay sa journaliste bopp xaaruñu caméraman bi jógee TFM di ñëw ku nekk sa smartphone ngay utiliser daal di partager yenn yi nga xam ne gis nañ ni dafa nekk lu doy waar muy lu baax muy safaan ba aussi. waaw dëgg la moo tax léegi daal gars yi fu nekk la ñuy vidéo di partager mais ci balaa ñoo partager wax nañ leen ko dañ leen koy expliquer saa su ne nañu xam bu baax li ñuy partager ndax wéer na surtout ci jamono ji nga xam ne ku ne lu ne lay partager ak réseaux sociaux yeeg internet yi dañ leen won ay astuces saa su ne yoo xam ne da ngeen koy jëfandikoo ngir vérifier xool bu baax véracité information yi wala vidéo yi chaque jour ñu fesal leen photo yi ngeen dugal ba xam na wér na changé wuñu contexte yi te toujours loolu am na solo ak internet. waaw loolu am na solo ak internet surtout ak vidéo bi nga xamante ne dafa nekk benn li ñuy mënee wax benn fait divers parce que quand même de mémoire on n'a pas encore vu ça. oui koo xamante ne nii jël si yaa mais bi dinaa la dagg nag ndax sa gars yi sa micro bi ñu ngi koy defar ni ñu ngi ci xaaral tuuti rek ñu régler ko mais avant boobu Apulaay kon mën nañu wax balaa mairie wax dama tëj micro fi mu ne nii ndax maa xalaat ñëw ak week-end bi ak énergie bu doy waar c'est micro yi ay cat lu ne di ci bokk Apulaay ñu wan ñu sponsor bi surtout di jaajëfal waa ministère de l'éducation nationale ñoom ñi nga xamante ni ñooy jàpp ci émission bi sponsor officiel lañu depuis le 1er décembre lañ lancé lii di identification numérique mais surtout lii lu am solo la te depuis keroog jeudi bi passé nga xamante ni blogueurs yeeg influenceurs yi ñëpp a ñëw participer ci émission bi actuellement en live sur Facebook pour télévision Futurs Médias jeudi bi passé gis nañ internautes yi ni ngeen participer ci émission bi mais surtout ak initiative bi nga xamante ni waa ministère de l'éducation nationale ñoo ko initié lu am solo la commentaire yi bari na ku nekk doon jaajëfal am ngeen possibilité identifier yéen ñi nekk ci corps professoral bi yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci nekk ay élèves am ngeen possibilité identifier wu te lii mi ngi ci boo leen bëggee plus d'information mën ngeen dugg ci site d'information bu ministère de l'éducation nationale te lii lu am solo la. amoon na sax ay commentaires yu ñu dajale woon en attendant mairie je pense ci kanam tuuti rek sa micro baax ñi ngi ci di ko régler wan ñu commentaire bi voilà kii commentaire am la joxe doon wax ni parents yi aussi am nañu possibilité vérifier seen doom yi ba xam ndax enregistré nañ leen ci ID bi maanaam gën na xool ba xam ndax dugal nañ leen ci numéro yi ñuy identifier micro je pense que micro baax na. waaw kay ayca. mën na tëjoon tijji naa la nii. ñàkk wax a métti maa ngi ñor xom instant boobu.
donc comme ni ko Ndiaye waxee rek campagne bi ñu ngi leen siy wax donc du 1er au 23 décembre pour identifiants yi. donc image bi ngeen gis léegi ñenn ñi nga xamante ne si influenceurs yi parce que jeudi bi passé waxoon nañ leen ne influenceurs yi ñu ngi woon ak ñun en direct donc ñoom ñoo doon aussi joxe ay informations wala ay tips pour les parents. ñu ne leen boo leen bëggee xam seen numéro identification seen doom vous pouvez vous rapprocher des chefs d'établissement ñu daal di leen jox seen numéro yi Ndiaye di nekk ay numéro alphanumérique. donc alphanumérique boo ko déggee mooy numéro yu ànd ak chiffre ak lettre. loolu baax na jaay yi ñu ngi ñuy suivre actuellement ñoom ñëpp a ngi daw bu heure bu baax bi commencé ñëpp ay daw ci page Facebook bi di def seen ay commentaires gis nañ leen d'ailleurs chaque jour commentaire yi day fës gis nga commentaire yi nga xamante ni internautes yi ñoo ñu koy proposé ñenn ñi di ñu féliciter ñenn ñi di wax ni émission bi ni muy déroulé amal na leen solo mais surtout ci jamono ji ndaxte keroog am na ku def benn commentaire bu xaw a daw yaram nee na fi mu nekk connexion internet fracture numérique ba tey ñu ngi koy wax de. waaw ñu ngi koy wax. fi mu nekk enseignant la je pense nee na zone bi mu nekk connexion internet bi demeewul noonu. mais télé bi lay seetaan. ñun ñii di jàll li xew ci biir internet bi dina ko permettre mu update boppam. j'ai vu le commentaire sur Facebook sur la page officielle bu télévision Futurs Médias Apulaay wan ñu commentaire yi nga xamante ni internautes yi ñu ko doon di ko def jeudi dernier mais surtout ñii di leen jaajëfal di wane ni commentaire yëpp ñu ngi koy gis yu ci mel nii daf ñuy gën a encourager seen bopp. donc nee na moom merci à la TFM et à vous les présentateurs de l'émission nee na c'est une émission très intéressante boo xamante ne da koy jox information sur le net mais aussi sur l'actualité en général donc genre commentaire yi aussi dafay daal di neex ci xol mais aussi dafay daal di motiver pour yokk en tout cas li ñuy daal di def maanaam yokk cere dolli ñeex voilà yokk cere dolli ñeex jaajëf li ñuy daal di def promotion du doy loolu Apulaay wax dëgg la promotion du doy Apulaay li baax na di wane ni internet yi jaajëfal nañ leen gis nañu seen ay commentaires ci ñun tamit daf ñuy gën a encourager ñu gën a yokk pousse jëm ca kanam loolu rek la ñii mooy image yi ma doon wax bu leen marqué ci image bi leen marqué ci année bi. waaw. am na benn internet bu ne moom image bi moo ko marqué. waaw kii Saliou Thioub la nee na moom personnellement li ko image bi ko marqué mooy image George Floyd bi mooy comme ni ngeen koy gisee nii ñu daal di ko képp noonu. parce que depuis semaine passée nee nañ leen on lance la question. mën nañu jàpp tamit dina bokk ci image de l'année yi. voilà li triste li mu créé fii buzz bu doy waar monde bi yëpp ba léegi nii surtout domaine sport bi balaa ñoo démarrer benn match ci championnat yi ci bari. dañuy sëgg genou à terre di wane ni nit ñu ñuul ñi dañu leen di beddee surtout Black Lives Matter bi nga xam ne wër na àddina kii nag moom je pense qu'il a vu juste image bi moom il a vu juste comme ni nga ko waxee muy image boo xamante ne ça a quand même marqué les esprits en tout cas ak ni mu demee ak journalisme citoyen yi parce que il y a eu une vidéo amateur boo xamante ne moom moo daal di filmer affaire yi donc aussi voilà ñu daal di ko teg ko parce que on avait posé la question ban image moo leen gën a marqué ci 2020 bi jeexagul nag donc toujours avec le hashtag sunu net boo leen bëggee ngeen daal di ko def Facebook wala ngeen daal di ko def Instagram wala Twitter wala même YouTube ñun dinañ ko daal di gis def ko comme ni ñu ko defee si Saliou moomu. defal leen seen image de l'année. am na solo am ngeen possibilité wax ñu seen image yi leen gën a marqué ci année bi wax nañ leen ko hashtag bi sunu net la participer leen wax leen ñu image yi leen gën a marqué muy vidéo sax bu fekkee quelques secondes la ñun tamit dinañ ko jël daal di koy partager comme internet boobu li mu wone ci image am man mii waxoon naa fi sama image je pense Apulaay war nga ñu mën a wan sama image bi nga xamante ne man jàpp naa ni moo ma marqué ci atum 2020 bi moo tax day ko wane day ko fësal voilà image bii laa gis ni man marqué na ma vraiment lépp a ngi ci lépp a ngi ci image bi lépp a ngi ci moo tax ma ni image bi vraiment nekk na image bi nga xamante ne moom président Macky Sall gis nga ceeb yi wër ñu masque beeg ba léegi ñi ngi ci atum 2020 bi lii daal même boo amee 100 ans après sax bu ñu la wanee image bi di nga comprendre dinaa comprendre mais internet yi ñoo mu yónni ci yow ci image bi nee nañu comme yow njaayeen nga bëgg ceeb nga il fallait que nga dugal ceeb ci dëgg la loolu néew ma leen déet néew ma leen déet ceeb a ngi ci biir mais corona ngi ci biir tamit président bu ñàngal a ngi ci biir wane arñe dox jëm ci kanam woy wane ni vraiment ñii ci période yi image bi ku mu neex mën na ko joxe explication yu doy waar. waaw ça c'est vrai te lii nekk na une image très parlante. Très parlante boo xamante ne ça résume en tout cas situation bi nga xamante ne moom la ñuy dund. ci kaw loolu nag yow boo jàllee sa image man tamit après nga tegal ma image bi nga xamante ne man ma laa wax. moom moo marqué si année bi yëpp. moo di affaire immigration clandestine bi comme ni ngeen koy gisee. rendons hommage à nos jeunes morts et à une nation blessée. waaw image bi tamit nekk na image
marqué sénégalais yëpp am ngeen possibilité yéen tamit internautes yi hashtag bi miin ngeen ko sunu net la ngeen wax ñu seen ay image wala vidéo sax bu leen gën a marqué ci année bi je pense amuñu texte bi mais chaque jour ñu proposé leen ko xoolaat leen émission yi replay voilà bii lii mooy question bi ci atum 2020 genre sunu rétro la ñun li xew ci biir internet bi lii ngeen résumé lu à peu près ci en une image wala benn vidéo nag ban image moo leen marqué boo leen defee hashtag bi di ngeen def comme ni ñu def yeneen internautes yi daal di koy partagé te loolu lu am solo la ci jamono ji nga xamante ni voilà internet ak buzz ñoo ànd jamono ji mais surtout ñuy vérifier bu baax image yi na nekk image bu wér tamit xam ngeen ni ngeen di jaar ba vérifier yenn image yi yenn photo yi mën na nekk actualité mën na nekk lu reetaan la aussi ndaxte mook internet ñoo ànd ci moo yëfi internet la quoi ci mook voilà ay image ak yooyu donc de toutes les façons on va partager ak yéen parce que émission bi comme on l'a dit c'est une émission interactive yéen la ñun ak ñeneen yi donc on fait le relais donc loolu rek lay mën a nekk am na léegi benn internet bu laajte naka lay def comme encore une fois la répétition est pédagogique soo amee sa vidéo wala sa image mën nga ko poster en commentaire ci suñu page Facebook TFM wala suñu page Instagram wala Twitter avec le hashtag sunu net boo leen defee hashtag bi rek ñun dinañ ko retrouver loolu am na solo image yu mairie wane na bosom man wane naa sama image boo marqué ci atum 2020 yéen tamit am ngeen possibilité wane seen ay image mën nañ ci tànn ñenn sax bu leen image bi comme George Floyd boobu mën nañ ko choisir sax mu dem ci jiini de pourquoi pas léegi nag Abu wane waatal ñu illustrer ñu vidéo bi internautes yaa ngi doon commencé déjà commenté def ku nekk ñi nga xalaatee vidéo boobu ñenn ñi ne peut-être kooku àndu la xelam mën na ne ñenn ñi ne bu fekkee ànd naa xelam yar voilà lii nag moo nekk image bi def buzz ñëpp di commenter ku nekk déjà maa ngi gis internet yi naan ñii indiscipline la waaw du lu rafet du lu ñu gis ci soxla ci réew mi nga dem ba ci chaussée bi di ci tali bi digg tali bi di julli mu nekk lu yéeme loo xamante ni ñëpp di ko partagé mais daal choqué na sénégalais yi. waaw choqué na sénégalais yi parce que ku ci nekk am na commentaire boo xamante ne daal di nga ciy def am na ñoo xamante ne nañu ne kii lu ko fi daloon tey ci tali bi moom moo ko yóbbee boppam am ñoo xamante ne ñu ne est-ce que tamit ànd na ak sagoom est-ce que ànd na ak xelam. est-ce que li muy def loolu moom il était conscient de li muy def am na ñu ne est-ce que jëlul ay wérde yoo xamante ne dafa dem ba ëlbati bopp bi donc les gens sont en train de se poser des questions. de toutes les façons dinañ topp kaabe ba xam. lan la effectivement min nga ko min nga topp kaay yaa ngi ci réseaux sociaux yeeg Facebook beeg Twitter ak Instagram yi moo tax kaa bu ne yaa ñu koy indil ñu daal di koy topp surtout bu fekkee lu fëri la comme nii loolu am na solo mais gannaaw loolu Facebook lan la créé lu bees wala lan. waaw en fait dafa am benn petite guerre boo xamante ne moom moo am entre Facebook ak Facebook. donc loolu tax xam naa pour ñu yor Apple dafa am benn mise à jour njaay mooy iOS 14 bi donc si iOS 14 bi nag ñoom dañu daal di changer seen politique de confidentialité ndax nee nañu Facebook dafay daal di def li nga xamante ne moom mooy collecte de données personnelles ba pare di ko jox yeneen site web léegi nag nee nañ ñoom dañu bëgg a protéger seen consommateurs yi loolu tax ñu daal di changer loolu donc mu nekk benn petite guerre entre les deux léegi nag Facebook bëgg a wax ñi nga xamante ne ñooy consommateurs yi que ne am na ay changements yoo xamante ne nii ni nga doon defee sa marketing maanaam ñi nga xam ne dañu yor page dugal publication bëgg ko booster maanaam bëgg ko sponsoriser dugal ci xaalis dootul demee ni noonu. même boo leen amee sax boo leen demee ci Messenger ngeen def seen chat ak une personne dañ lay defal benn notification boo xamante ne dañ lay wax que ne il y a certaines fonctionnalités yoo xamante ne mënatul marché mu nekk Europe mu nekk fii. lu am solo la surtout ci jamono ji nga xamante ni mbirum protection des données personnelles dafa nekk lu doy waar GAFA ñooñu nga xamante ne la ñuy duppee les géants du web actuellement gis nañ ni États-Unis ña ngay jaabante diggante justice beeg yenn ci parlement beeg wala Sénat bi ngi leen saytu di gën a xool nan la ñu mën a protéger ndaxte ñoom à la limite dañu dem ba téye monde bi ci benn domaine bu nga xamante ne mooy mbiru internet la fi jamono toll dañu dem ba téye monde bi nii gis nga benn panne bu amee rek 1 heure de temps wala maximum demi journée nga gis perte yi nga xamante ni sur le plan économique daf koy am récemment gis nañ panne bi Google amoon ba freiné lu bari luy xew ci internet jamono ji
ba yëngal àddina ci jamono ji ba ñenn ñi méngale ko troisième guerre mondiale loolu tax nag actuellement fële ci États-Unis ñi ñu duppee GAFA mooy géant du web yeeg ñi moom Facebook ak Amazon ak ñi moom Twitter ak ñi moom Apple ñoom ñëpp dañ leen di téye di leen auditer di seet leen ba xam ndaxte jamono ji ñoom daal li ñu pouvoir bi ñu am dafa bari doole internet moo ni toll nag pouvoir yu internet wax nañ leen ko chaque jour dama koy répéter géej la nit ñi nag jamono ji boo koy méngale géej da nga naan doo xam fan la yem waaw te nekk na lu doo xam fu mu yem donc chaque jour nag dañuy gis ni dafay am ay changements surtout atum 2020 bi seetlu nañu ku nekk ngi changé plateforme bu ci nekk muy boo xamante ni kenn ci réseaux sociaux yi Facebook chaque jour mi ngi changé Twitter noonu Instagram noonu TikTok noonu gis nañu tamit année bi moom moo ci raw moo jël record bi moom changement yi jot a am ci réseaux sociaux yi moo xam WhatsApp même Instagram TikTok parce que dañu gis ne que TikTok instant dafa poñe lépp li nga xamante mooy réseaux sociaux yi donc ñoom ñëpp ils sont en train de trouver des moyens et xoolal Twitter léegi da ngay statut xam nga avant ñu ngi changé voilà mënoo woon statut ma am nga possibilité sax audio léegi audio nii day jàll Twitter. Aïcha ñu ngi donc il y a des évolutions on a dit que l'année 2020 c'est l'année de tous les changements possibles donc écoutez on est en train de le voir. moo taxit mi ngi noonu mais image bi laa lay proposé man tey. ban image bi won ko Apu laay won ko image du jour bi naa ni mairie kii de mairie la rek buy jaay ay garabam mairie la nii kii yow la nii yaa ngi digle sangaay fee te yow sanguwoo. internautes yi dinañ dikkaat ci yow. kii wax leen ba xam ndax du mairie di digle sangaay bu leen jënd garabu mbedd yi. baaxul. les médicaments de la rue. ba pare sol t-shirt boo xamante ni nga ni médicament de la rue day rayee baaxul. te nga koy jaay te nga koy jaay. moom mi ko sol est-ce que xam na ne sax loolu la ñu wax. moo tax ma ne yow la. léegi man la. mën nga ko ji. yow la internautes yi waxaat leen si àtte leen keroog yéen a si wax ba mu bàyyi man léegi dootuma wax dama am ay avocats yu taxaw. waaw baax na image bi lañ leen proposé image du jour wax nañ leen gis nga parfois da nga naan lii yëf yi c'est paradoxal quoi. doo comprendre lii image bu internet yee ñu ko proposé hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram. kii benn internet moo ñu ko proposé ñu daal di koy partagé te jamono jii nag moom lépp lu gars yi di jël miin ngeen ay partage capture d'écran partagé jàllale yenn information yi mu leen di neex wala mu leen di naqar yëfi internet la te internet dafa xew doon jaajëfal aussi. internautes yi ñoom ñëpp ngi commenté ku ci nekk di wax ni Teranga Sénégal bi wax nañ dëgg am ngeen possibilité bokk ci comme que léegi télévision Futurs Médias da leen di digitaliser jeu bi te loolu lu am solo la wala di leen may lu tolloog 60 millions yoo xam ne ñuy jël di ko partagé ak sénégalais yi def nañ ko daaw defaat ko ren mu nekk deuxième édition bi lu am solo la ñun tamit dinañ ci def wàll bu am solo surtout mbirum internet yeeg mbirum digital bi ñoo ànd te ñun télévision Futurs Médias li ñu leen proposé toujours ngeen bég ñun tamit mooy suñu mbégte. mooy suñu mbégte parce que c'est notre manière à nous de vous dire merci. jaajëf pour votre fidélité. jaajëf kii kan la lii lan la le meilleur pour la fin chaque jour dañ leen koy proposé bii passé ñu ngi fi bàyyi woon benn image gis naa ne ñëpp a ko trouvé nag. waaw Mamadou Dia. kii nga xamante ne moom mooy Mamadou Dia donc je pense que. si jeudi bi rek wala vendredi bi on parlait de lui avec la crise nu mu tuddati la crise 62. donc on parlait de lui donc mu nekk. c'était le 17 oui. Dia voilà né le 18 juillet 1910 à Khombole. Au Sénégal et il est décédé le 25 janvier 2009 à Dakar. donc moom nag nekk homme politique sénégalais qui fut le président du Conseil du Sénégal de 1957 à 1962. et il était l'un des principaux protagonistes de la crise politique de décembre 1962 comme on l'a dit. Qui l'opposa à Léopold Sédar Senghor. mi ngi noonu Mamadou Dia le Maodo gis nañ leen émission jeudi bi passé defal nañ leen ci surtout émission bu am solo boo xamante ni ñu bari jàng nañ ci c'est instructif ñu bari jàng nañ ci ndaw ñi jàng nañ ci surtout ci jamono ji nga xamante ni dañuy soxla ay repères te loolu lu am solo la moo tax dañ leen wan beneen kii kan la bii dafa yomboon gis naa ne ñëpp ko trouvé gars yëpp daw di commentaire c'est bien noonu la participer leen mais question bii nag bi moom yaakaar naa jafe na xale yi duñ ko xam ne bii nii tu penses kii kan la kii kan la kan moo nekk ci ginnaaw photo bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram ba ci YouTube bi dem leen fi ñuy commenter ngeen commenter rappeler ñu un peu dafa la biographie am dafa ànd ak rubrique bi gars yi ñu ngi koy trouver gars yi duggaguñ ci mais merci Apulaay wan leen ko ñu rappeler tuuti kii kan la
comme wax nañ leen ko rubrique bi li muy jariñ mooy ñu gën a xam ñi fi bokk ñi porté woon histoire u Sénégal wala ñi ko porté ba léegi muy ñi fi nekkoon wala ñi fi nekk ba tey parfois ñu indi bu yàlla nee waaw parfois ñu indi photo mairie boo xam ne bi mu nekkee xale la en 2011 indiwaat photo 2020 wane ni changement yi dafa graaw mais ñu ci bari temps yi yëpp na dañu jël si ñi nga xamante ne ñoo marqué histoire u Sénégal di dafa am solo ñu bari di ci jàng gis nañ ni internet yi ku ci nekk day commenté ba pare daal ñuy gën a encouragé na yii dañ ko soxla ndaw ñi ci jamono ji am repère wax nañ leen ko moom mooy nekk le petit cours d'histoire boo xamante ne ni xale yi dañ siy jàngale mag yi di si fàttaliku donc ñu leen di koy proposé donc yenn saa yi ñu dugg histoire ba ngeen foog ne foofu la rek ñu fël la génn si bu yàlla nee waaw dëgg la donc noonu la dañuy daal di def nii donc internet yi nag ñu ngi daal di commencé di commenté Ndiaye maa ngi gis ay commentaire xam naa ni xam naa ba yomb na wala yombul en tout cas ci ñaari commentaire ñett rek laay xool ba xam na yomb na mais commentaire yi ma gis nii daal mel ni gars yi trouvé guñu de gis naa fi ay Matar Ba daal ñu ngi jaawale bul joxe kenn indice wan ñu lii lan la jox bàyyi woon nañ fi bi lii lan la bàyyi woon nañ fi benn lii lan la donc defe naa ne ñu bëri aussi daal dinañ ko trouvé waa kër gi nag ñooy joué quoi ay kii kan la waa kër gi ñoom Mao Cissé ñoom Tafa di moom am na ku nekk Korosol waaw mais am na ñeneen ñu ñëw def pomme cannelle pomme cannelle la waaw mais lii lan la pomme cannelle man xaw ma woon lan la non pomme cannelle la j'avoue waaw parce que lii Korosol la Korosol la ñu wane ni Korosol la ok mais li ñu fi bàyyi woon jeudi moom boobu pomme cannelle la ok voilà pomme cannelle boo xamante ne mën nañ ko utiliser si togg mën nañ ko utiliser si leneen ak leneen parce que c'est un produit bio boo xamante ne ni ça fait du bien et au corps et à la peau et aux cheveux jaajëf gis naa maa aussi di teel a participer ci kii kan la bi di ñu envoyé photo ba jox ñu réponse doo dem ci jili ñi internet yi la ñuy yóbbu ci jili mais Apulaay balaa ñoo jeexal xam na week-end bi dafa am lu ñu fàtte woon amoon na tendance entre waa UGB Sanar ak UCAD am na ay images ñu doon partagé à la limite 30 ans wu Sanar la gars yi doon fêté ñi génnee université Gaston Berger ñëpp doon jéem a tàgg seen bopp naan fi mu ne nii ñoo yor réew mi amoon na sax tendance entre kii président de la République Macky Sall bi yor jaar UCAD ak opposant bi di Sonko mi jaar Sanar am ñu naan que ne les présidents sortent de l'UCAD et les opposants de Sanar donc mu nekkoon les 30 ans de l'université Gaston Berger donc moom moo doon fête li nga xamante ne moo di ses 30 ans donc université Gaston Berger nag qui a formé de nombreux cadres yoo xamante ne ñu ngi nekk dans divers domaines donc comme ni ko waxee léegi Ousmane Sonko moom daal dina génne fi nga xamante ne moom mooy UGB donc ñu daal di nag fees ci réseaux sociaux jour fête d'anniversaire ci nekk di joxe sa anecdote ku si nekk di wane say ticket di génne say kii ba mujj bi nag waaw affaire bi neex nag xumb sa fil d'actualité trend bi yëpp fees dell ak Sanar ba mujj bi nag waa UCAD ne ñoom dañu war a jóg waaw ndax waa Sanar moom ngeen ñu dimbali leen ñu kenn du UCAD waaw kenn yow affaire bi UCAD la UCAD gii UCAD waaw ticket resto waaw argentin miin yeneen ak yeneen yëpp ci biir UCAD bi man nag Sanar laa gën a jege parce que fa laa daan jéem a dem sama xarit yi fa lañ nekk am na solo jaajëfal nañ la jaajëfal internet yi miin ngeen ko wax nañ leen émission bi avant la pendant ak après dañuy continuer réaction yi ci réseaux sociaux yi heure bu baax bi miin ngeen ko saa su ne 13h30 bu ginnaaw journal bi jeexee ñun ñu ñëw yaatal li xew ci biir internet bi wax nañ leen émission bi c'est interactive yéen seen ay commentaires dañ koy jël daal di koy partager parfois ñu ñambaas ci ay affaires yoo xamante ni daf ñuy jëriñ di leen jëriñ yéen surtout ñun ñu ciy jàng chaque jour internet chaque jour nga jàng changement bi dafa gaaw mutation bi dafa gaaw évolution bi dafa gaaw mbiri internet la comme géej dafa yaatu jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi gannaaw boobu am na beneen heure bu baax waa Wareef Tata Eva ak équipe am ñi ngi ci ginnaaw ñoom Mami ñoom Ndoye Bane ci ginnaaw ñi ngi waajal di leen jox dig daje di jaajëfal ñi ci ginnaaw. waaw maa ngi leen di jaajëfal ñoom Régie ñoom bébé Apou ñoom Youssou pour montage bi di leen remercier si seen teewaay ak si seen taxawaay bi ngeen di taxawu émission bi di leen wax émission bi seen émission la di remercier aussi ki nga xamante ne moom mooy Triangle de la beauté pour li nga xamante ne moom mooy les tresses gis naa ne que yéen a ngi apprécier donc soyez fiers de vos cheveux daami laay wax. jaajëf bye bye ba suba.